te jaajëfate sama gars yi waa Sénégal maa ngi leen nuyu di leen sant waa Sénégal mbokk Sénégal maa ngi leen nuyu jaajëfate vive le Sénégal vive le Sénégal vive le Sénégal jaajëf sama gars ñi xorom job bu ndayam TV Macky Sall mooy waxat ak yéen xorom job bu ndayam TV Macky Sall mooy waxat ak yéen sama gars ñi jóg jot na il est temps de faire la révolution il est temps de faire la révolution avant 2019 jóg jot na maa ngi wax ak sama mbokku gars yi ubbi panel yi ak gars yi nga xam yépp ñi ngi xeex nit nag sama gars ñi nit nag bu fàttee la ko fal rek folleekoom day gaaw waaw folleekoom day xaaw nañu ko xam ne Assane Diouf ak Hélène Françoise Gueye ma nekk États-Unis ñoom lépp lu nit di wax tey rek wala di ko def rek ay panel ba ñuy def ay intervention rek ba ñuy déglu rek c'est parce que grâce à Assane Diouf ma nekk tey Sénégal sacrifier boppam sacrifier léppam ngir Sénégal ak Hélène Gueye bi nga xam moo ko doon soutenir à côté une femme digne une femme très courageuse une femme qui aime son pays wooy ak ñeneen ñi si topp ñëpp kon nag gaa ñi te loolu lépp bu ñu fàtte ni loolu ñu fal bu ñu fàtte ni loolu moo tax ñun ñëpp ñu ñuy déglu Sénégal yëpp di ñu déglu ndax gars yi wax nañ fi côté bu nekk def nañ fi ay concertation def nañ fi lu nekk mais kenn déglu le bas peuple léegi mi ñuy déglu ndax lu ko waral mooy saaga nday yooyu moo tax xorom soosu moo tax gars yi di ñu déglu te gars yi accepté nañ ko muy kilifa yéeg yëpp ku ni accepté woo ko saaga nga wala taxaw nga comme na ko Assane Diouf yaa ngi taxaw di saaga kon nag nañu jàpp ni saaga yooyu buñ si jéem bu ñu panel yi ak lu mu mën doon d'accord saaga mën na si bañ a am mais bu ñu jàpp ni nañu ko gën nga encouragé parce que saaga bi du saaga bee am solo li si ginnaaw saaga bee tax Sénégal xorom job bu ndeyam ubbi turu ndeyam Macky Sall saaga nañu saagaatiña chaque jour ma wax ko dañoo saaga ba tey dañuy continuer di ñu saaga sama gaañi xorom job bu ndeyam ki fi Macky Sall mooy wax ak yéen sama gaañi xam leen ni Macky Sall dañoo saaga et il faut être prêt en conséquence répondre ko par ay saagaam ndax nee naa ki dem ba si fo nga xam dañ fa ŋàññ rasulillah yi yàq fa dara def fa lu nekk nga taxaw fa représenté fa doomu xorom jot nday nga nekk Sénégal yi nga xam gëmuñu dara gëmuñu l'islam nga taxaw fa saaga umma islamique bi nga xam Sénégal yëpp lañ diine ji nga xam Sénégal saaga diine ji kon ñun duñ ko saagawul ma xam ni gars yi ñun nous sommes des traîtres ñun gëmuñu Mouhamed kon gëmuñu diine waaw ba ma jógee si loolu gars yi séddoo leen vidéo yi nañu xam ni kat li ñu fal mooy Assane Diouf te Assane Diouf lan la ñu fale saaga xorom si muy xorom ak di lancer message ndax xorom si di lancer message yi muy man muy keneen muy ñëpp bu ñuy gis c'est grâce à Assane Diouf ak Hélène Françoise Gueye une femme de kii mais bu ñu nekkee si panel bëgg nañu encourager loolu nañu encourager les insulteurs de la République nañ ko encourager parce que Macky moo def lu deful chaque jour moo ko dafa def lu deful bis bu ñu amee koo xam ne def na lu deful kenn doo ko taxaw saaga ko c'est Macky Sall xorom job ndey ubbitu na ndey moo saaga nañ gaa ñi je vous rappelle que baykat yi sonn nañ sama gaa ñi képp ko xam waa diaspora bi képp muy lugatuwaay muy ñambur muy salum muy jolof yi muy kajoor yi muy ñëpp ñu nekk si diaspora bi foo mën a nekk Afrique partout en Europe Amérique latine ak fépp France Italie yëpp foo mën a nekk ku nekk yaa ngi fa ay mbokk wala fa nga jógee kon nag baykat yi nañ wax si ñoom gars yi nañ ci wax il est temps ñu wax si ndax xorom job bu ndeyam ci li muy misal lépp doxul si intérêt baykat yi ndax li tax moo ko école la ngi ubbi te baykat yi fi mu nekk nii amuñu dara tax war nañu am une soutien financier ñëpp ñi nga xam ñi ngi si àll yi di fay war nañ mairie wala président communautaire war nañ def une prospection des lieux jàppale leen ngir seen doom yi nga xam ne ñi ngi war a dem école te amuñu luñ jënd fourniture amuñu luñ jënd yëre métti na si baykat yi métti na si baadoole métti na si bas peuple bi gars yi nañu wax si loolu xorom job bu ndeyam ubbi tunu ndeyam Macky Sall il n'est capable de rien il n'a pas de vision way ak ñi mu àndal ñëpp un peu partout sama gars ñu wax leen si loolu sama gars ñu xalaat leen si loolu sama gars ñi Sénégal mi ngi jëm foo nga xam ne buñ ci taxawu si def ay action yoo nga xam action républicain action yoo nga xam ne c'est permis par la loi ñu taxaw si xorom job bu ndeyam ubbi tunu ndeyam ak képp ko nga xam ne yaa ngi koy jàppale
jàppale si li dul dëgg sama gaañ yi waa mbokku Kaolack yi xoolal Kaolack 27 classes an ñi ngi inondé ana maire ba ñu faloon ana maire ba moo tax man la kilifa bu ñàkkee vision day wàcc ba si ay dogam ay jaamam ay ñi nga xam ñoo toog si man muy ay 25 école à l'heure que lundi école ubbi ñooñu seen xale yooyu une retard scolaire boo xam ne dal na dina leen affecté seen cursus scolaire te gaañu loolu du yoon nañu ubbi seen tuunu ndey teg seen tuunu ndey à chaque fois nañuy tax waa di ubbi seen képp ko nga xam ne ñuy seetaan di ñu xool di ñu visionné barkeelu si saaga yi ndax kat loolu moo koy njëkk a faj action la mais nag je demande des actions républicaines nañu taxaw si des actions républicaines ak yoo xam ne c'est permis par la loi c'est permis par nous que ñu ubbi tuunu ndey bi toj cottu ndeyam waaw maa ngi wax si armel yi nga xam ni ñi ngi koy wax géej waaye amul armel te loolu lépp c'est le bas peuple ñoo koy dund armel yoo xam ne ay garab la ba fees dell loolu dafa war a xew yi dañoo war a dagg garab yëpp loolu mooy permettre saay si dootuñu fa mën a dugg di def surtout ñoom ñi nga xam ñooy ñàpp ndeyam def ay sacrifice dootuñu fa di yónni ay nit ñu mel ni ñoom ñu ubbi seen tuunu ndey ñu fa def garab yëpp dañ ko war a dagg nga xam ni foo toll di gis armel yi ay lampe un peu partout dans les 4 angles ak au milieu garab yëpp comme le cas de Touba gis nga garab kon nga cimetière de Touba ak yeneen cimetière ak yeneen ñoo xam dëkk yi nga xam da ngay def am na ñoo xam ni garab doot fa am wala ay benn garab la mais garab yoo xam day tiim sombre lëndëm ba nga xam sax booy suul sax yow da ngay ragal ça doit se tenir dafa war a jeex ñu ubbi tunu ndeyam tëj tunu ndeyam ubbi ko damay wax na gars yi mobilisons nous si carte yi nañu mobiliser wu jëli ko fépp waaye nag wax jëpp opposition bi yoruñu c'est nous le bas peuple ñooy guider opposition bi guider état chaque jour na ko ñoo war a guider opposition guider état taxaw dem ni kat xoolal ñoom bu ñu defal ak bu ñu ñàkk def ñun dañoo war a taxaw jël suñu responsabilité ubbi seen turu ndey opposition ba nga xam ne àndul si li ñu gëm àndu si ñu ubbi cot ndeyam xam ni kat ubbi turu ndeyam di ko xorom saas nga xam ni kat Macky la fara gars yi séddoo leen vidéo yi nañuy xorom seen cot ndey nañ koy xorom à tout moment nañ koy xorom ndax xorom soosu lañ yeyoo parce que li tax ñu ñuy déglu li tax ñuy dugg si panel yi di saboté yooyu yëpp c'est parce que xorom see tax xorom soosu nag buñ ko bàyyee sama gars yi kenn dootuñu le peuple ne va plus le bas peuple ne va nañuy xorom à chaque fois ba changement am nañu xool nan la ñuy retouche nan la ñuy defaree nan la ñuy lijjanteel waat lépp nan la ñuy tegaate lépp si raay bi ndax kat kañuy am dina nekk ko xam ne il est capable dina am nekk ko xam ne am vision dina nekk ko xam dina yërëm askan bi surtout le bas peuple gars yi dama leen wax à l'heure là école bu ubbi bi am na ñoo xam ne ba léegi amuñu dépense am na ñoo xam ne hôpital ña ngi fa ay malade sonn ba dee mënuñoo jënd ordonnance mënuñoo sax indil leen añ prison yi mu ngi fees dell parce que xoolal ku ëpp sa morom rek dugal tëj ku ëpp sa morom dugal ak justice ba nga xam ne nërmelu na ñu ubbi seen jot ndey incapable di dem di doxal loolu di doole si kaw dëgg chaque jour dëkk bi loolu lay dox chaque jour dëkk bi ak Macky Sall ubbi tuuru ndeyam toj cottu ndeyam loolu lay def sama gars yi mobilisons nous wax ji coow li jaratu ko nañu def ay action au Sénégal nañ def ces actions républicains nañu nekk ña fa nekk ñëpp da nga xam ne accepté nañ suñu xeex bi nangu nañ suñu xeex bi nañ leen mobiliser avec des fonds yoo xam ne ay mécanismes yu permettre ñu dooleel leen fa à ce que le plus rapidement possible ñu taxaw ak ndey waa ji jàkkaarlu moom ubbi cottu ndeyam tëj tuunu ndeyam saa su nekk ak képp koo xam yaa ngi ànd ak moom sama gars yi sonn nañ le bas peuple sonn nañ ñu dëkk fa Felom bi sonn nañ ñu dëkk Massar waa Kaolack seen école yaa ngay taaw waa Touba gis nga leen waa jaw bi ak ñi nga xam ne ñu ngi si àll bi bëgg a indi seen i marchandise mënuñu ko indi ndax kat ay problème yoo nga xam ni ka amuñu lu conservé ci seen fruits yi sama gars ñi ñun ñëpp sonn nañu ubbi seen cotu ndey jaajëf waaye jaajëf dama leen wax nag le chômage bi yokku na chômage bi yokku na 12,5% chômage bi kon ci gars yi yaakaar si Macky Sall emploi nax nañ seen bopp te ay aéroport de Diass emploi yañ fa recruter nañ ñu ko wax dafa war a leer parce que emploi yi sous police la emploi de oreille à oreille la nañ ñu ko wax ndax jël nañ ko recruter nañ te la ñu recruter war nañu ko wax le peuple doit en savoir mais bu fekkee ne ay bras longs ak i Sénégal yàqu na avec Macky Sall nañu ubbi cotu ndeyam ubbi tunu ndeyam vive le Sénégal vive le jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba sama gars yi nañu xool si Cheikh Ibrahima Fall ndax action acte ak jëf la rawe woon gars yi jaajëf waay vive le Sénégal